jërë ngeen jëf mbokki téléspectateurs yi teewlu Khass TV ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen jaajëfal tey nag dañoo seet si jëmm ji di Serigne Assane Samb nekk directeur publication journal bii di Rewmi Quotidien tey li waral ñu seet si ko bokk na ci kàddu yi nga xam ne président de la République biral na ko démb ci askan bi am ay discours yoo xam ne si amal na ko ginnaaw bi mu amee boobu ba léegi nag coow li ñu ngi bari ñu jëm ci kàddu yi ak ñi nga xam ne si ñooy def analyse ci wàllum politique beeg ñëpp kenn ku ci nekk daal yaa ngi ciy biral say kàddu démb ba léegi loolu waral tey ñu seet si Serigne Assane Samb sëñ Assane ginnaaw bi ñu la nuyoo dañ lay bàyyi rek nga nuyoog suñu mbokku internet yi ñu doog a dugg ci waxtaan. waaw jërë ngeen jëf ñu ngi leen di nuyu bu baax di nuyu téléspectateur Khass TV di leen encouragé ci liggéey bi di leen ziar bu baax di masu coono yi ci mbas mi waaw di kontaan bu baax ngeen ñëw tey fii ñu war a waxtaan ci discours président de la République. Serigne Assane may fàttali ni yow yaa nekk directeur publication journal bi di Rewmi Quotidien sa xam-xam màcc jëm ci mbirum politique ngay faral di def ay analyse yu bëree bëri ci politique démb ginnaaw bi nga dégloo discours bi ban jàngat nga ci am. waaw jërëjëf yaakaar naa ñun ñëpp déglu nañ président de la République Macky Sall démb bi ñu ko digloo ba pare dañoo jàpp ni dafa diglu askan wi du lam fa wax bari na ci loo xam ni daanaka bu doon coobareem du demee noonu waaye boo amul la gënal la fa sës nga jàpp ci la fa sës noonu la demee ndax boo xoolee booy xeex dara te li ngay xeex di la gën a gañe mesures yi nga jëloon ca commencement ba bi ngay am ay 30 cas nga nekk ci junniy cas mesures yi nga di ko yolomal xam nga ni ñàkk pexe tax man dama jàpp ni démb mesure ñàkk pexe la jël maanaam dañ ko sëqatal biñ ko acculé sëqatal ko mu obligé bàyyi sédde benn ci jàkka yi gënalu ko ndax bu demee ba naan fukki nit ak ñaar julli ministre bi di ko wax loolu mooy gënalu leen ubbi jàkka yi ubbitul école yi waxu ci lu leer parce que xale yi examen ubbi le 2 ñeneen ñi toog seen kër di jàng bon ñi nekk seen kër presque ñu ngi vacances nañ waxante dëgg rek jàng ñu ngi vacances ñi ci ëpp baneen bi nga ne ñii liggéey bay nañu ñibbi kenn yorul carte bay mooy na ñëpp ñibbi dellu fañ jóge rek ndax xamoo ku bay ak ku bayul amuñu ay carte baykat donc baneen bi nag muy ki nga xamante ni mooy ñi nga xamante ni mooy néew yi immigré yi gaañu bitim réew foofu moom tiis la te ni mu ko décidé man ànd naa ci pour que ñu mën a fexe ba ñu leen di mën a rob fii jël précaution yi ñu jël ci Sénégalais yi nga xam ne dañuy faatu te dëkk fii ci réew mi te nekk ci réew mi donc mesures yooyu ak commerçant yi war a ubbi 6 jours parce que loolu mayoon nañ ko waa grande surface yi 6 jours yi ba pare ñeneen ñi nañ ubbi ñetti fan loolu amul woon sens donc foofu tamit mu nangu pour que commerçant yi ubbi 6 jours 7e jour bi ñu mën a désinfecter alors mesures yooyu donc boo ko seetee dafa desserré maanaam dafa yolomal semi confinement bi ñu nekkoon donte sax nekkul woon confinement total couvre-feu bi également mu yégal ko tuuti bu si nekk mu yégal ko benn heure fële 21h après 5h du matin bon damay jàpp rek ni état bi da wane na ni ay limitam maanaam xeex bi donte mu ngi continuer di xeex daanaka ay pexem da si jeex li mu mënoon mesures yi jël na ko mënul aussi continuer di saqatal économie bi di ko sonal muy nërmeelu nit ñi di gën a sonn di gën a xiif état bi di gën a ñàkk à un moment donné après 2 mois au moins comme ni ma ko waxee ñu jéem a soqali suñu économie xool nu ñuy préserver suñu wér-gu-yaram ñaar yooyu nag daanaka day jafee ànd boole kon li mu tekki mooy économie day daal di nekkaat priorité maanaam li Karl Marx daan wax rek l'économie avant tout donc économie dafa nekkaat priorité donc santé door a ñëw
parce que bu économie bi sooxee di sooxe benn stade bi santé bi boobu mënatoo ko li redresser président aussi def li nga xamante ni moom la yeneen réew yi di def surtout en France yeneen réew yi Espagne Italie ici en Afrique gis nañ ko aussi au niveau du Nigeria ba ci Mauritanie gii ñu gën a jige dañoo déconfiné dañu commencé di yeewi nit ñi ñu dellu ci seen activité donc moom itam mu topp tendance bi mais li mu tekki mooy population yi fi mu nekk nii ñoo war a gën a jël seen responsabilité parce que comme état bi wane na ay limitam te comme virus bi mu ngi fi di gagner du terrain mu ngi ci junni ak ñetti téeméer ak yu tegal yoo xam ñu leen di traité virus bi faagaag sonal na leen bañ leen di traité fukk ak juróom-ñeent faatu nañ kon nag ku si nekk da ngay gën a jël say responsabilité gën a respecter mesures yi ñu lay sant ñi nga xamante ni mënuñu bañ a génn ñu toog surtout mag ñi benn âge bi ñi am fièvre chronique ñu xam seen bopp également ñu fexe tout pour protéger également xale yi ak askan wi donc loolu daal ku si nekk ci ñun moo gën a war a gën a jël responsabilité am par rapport ak li xew parce que état bi moom wane na ni fii laa mën a yem donc feeg le 2 juin day obligé desserrer waat parce que mënoo ni par exemple xale yi nañ jàngi ne baykat yi ñibbi te transport bi commencé waatul transport interurbain transport bi même ci biir Dakar ci biir urbain bi transport urbain bi ni ñu ko defee nii il faut que ñu gën ko yolomal élèves yi man di jàngi di wàcc donc loolu moo tekki ni ñu ngi ci yoonu déconfinement total peut-être fekk mois de juin le 2 juin fekk loi d'habilitation bi jeex bu boobaa yaakaar naa di leen gën a kii mais day fekk rek ñu ñaan yàlla ñu tolloog li ñuy wax pic bi mooy njobaxtal bi nga xam ne bu ñu fa àggee ci ay cas day commencé nag wàcc waaw loolu ñoom amaana ñu ngi ci calcul boobu bu fekkee ne àgg nañ ci pic bi c'est vrai que fi mu nekk nii day yéeg rek mu ngi yéeg parce que chaque fois ñu ngi am 100 et quelques cas day yéeg mais bu ñu demee ba ca pic ba mooy njobaxtal la amaana muy commencé wàcc fekk mois de juin mu yàlla mën nañu dimbali ñu àgg ci njobaxtal mais loolu si ndimbalu yàlla la aju ak ci góorgóorlu Sénégal seen sabablu ak tamit ñaan yi ñuy ñaan pour que virus bi mën ñu gën a noppal. tey côté bi gënoon a indi coow ci askan bi muy côté ubbite jumaa yi ak ci tëjte bi ndax jàppoo ni li ñenn ñi li ñu xalaat ni pression bu ko population bi teg looloo waral mu delluwaat ginnaaw ci décision bi surtout ñi yëngu ci mbirum diine ji ndax fan yi yaa ngi doon gis ay coow yu bëree bëri ba ci xalifa Léona Niassène bi ñu ko convoqué mu génn def déclaration ni vendredi bii ñëw dana julli force kenn mënu ci dara est-ce que jàppoo ni nag loolu moo tax mu reculer ak ndax président ci moment yu toll nii njiitum réew war naa reculer ci ay pression wala ay wax yi rek yu teg ci ndodd. waa jërëjëf lu jëm ci mbiru jumaa yi li ci xew ëpp na pression xam nga pression mooy nga ko naan non ubbi ko di dal ci kawam wala di ko sonal nakaan ubbi ko non li xew ci jumaa yi ëpp na pression non seulement pression am na mais défiance am na défiance mooy nga carrément man respecté wu ma sa mesure donc am na ku ko wax par exemple xalifa Léona Niassène wax na ko carrément ni moom day julli mais am na ñoo xam ne waxuñu mais dañuy julli parce que première fois bi ñu jëlee mesure jàkk yi lañ def erreur boobu daf leen topp xam nga état moom boo defee erreur rek da ngay pay cash erreur bi mooy dañoo ñëw tëj jàkk yi le secrétaire général du gouvernement Boun Abdallah Dionne ancien premier ministre dem Touba di julli caméra yi wane ko mu génn def déclaration léegi boo defee noonu fii ci Sénégal contexte bi ni mu bindoo yeneen famille religieuse yi dañu jàpp ne da nga leen xeeb moo tax tout de suite bi loolu amee quelques jours après Yoff am rébellion ñu julli Yoff julli ñu bëgg a dem jàpp imam ba yaakaar naa Mamadou Matar la sëñ Mamadou Matar population Yoff fippu loolu mooy law ba Medina Baye ba Léona Niassène loolu mooy law ba Léona Niassène erreur stratégique bi ñu def au départ erreur boobu moo leen topp il y a aussi beneen dimension muy erreur de communication parce que bataille boobu boo koy mënee da ngay réussir la bataille de communication mooy lan da ngay fexe ba ci suuf avant ngay def sa déclaration différents xalif yi ak seeni représentant ñu d'accord ak yow ci loolu comme mbiru diine la te dafa sensible te bu ñu jéngoo doo leen mënal dara parce que doo dem di jàpp xalif parce que suñu culture mayuñu loolu suñu contexte socioculturel mayewul loolu
donc fexeel ba ànd ak ñoom jubóog ñoom ci loolu door ko annoncé loolu mooy erreur de communication bi nga xam ne def nañ ko ci ak erreur comportement parce que xam nga ne am na lu ñuy wax la communication non verbale moo ëpp doole sax communication verbale nit ki li muy représenté moom en tant que nit ci doxalee na ma comportement am ak yéppam loolu moo ëpp doole communication verbale donc bi ñu defee erreur bi Touba erreur boobu moo leen topp ba tey jii may waxe yow am na ñoo xam ne ñu ngi nëbbatu di julli am na ñoo xam ne naka jekk ñu ngi julli seen julli ainsi de suite bari na ay imam yu bari arrêté nañ leen et cetera donc parce que rébellion bi yàgg na waxuma la pression rek pression bi mais défiance rébellion la léegi nag jàkk yi commencé ubbi seen bopp comme jàkk yaa ngi ubbi seen bopp il fallait que le président adapté wu moom moo adapté wu te wax na le mot adapté s'adapté wax na ko ci discours bi moo bi dafa fort mooy état bi dafay obligé adapté wu au contexte te contexte bi mooy benn ñu ubbi jàkk yi ñaar ñu ubbi commerce yi c'est extrêmement important côté économie ak côté socio-religieux parce que tamit xeex bi ñu koy xeex nit ñi jullit yi ñoom li ñuy jàpp mooy ak chrétiens yu bari balaa bu daanoo ci ay nit punition divine la yàlla mooy mer di yar nit ñi def analyse boobu dañuy jàpp ni kon li ñu mën a def mooy dajaloo ñaan yàlla jéggal ñu donc la prière mooy ñaan gi dafa nekk dimension xeex bi moo tax jullit yu bari ñu ne ñun non seulement ñu virus baa ngi fi mais ñu ngi aaye ñu dem ci jàkka yi kon loola pour ñoom loola tax virus bi di yokk maladie bi di yokk gis nga raisonnement bi kon il fallait que yow nga bàyyi ñi nga xamante ni ñoom dañ jàpp ni ñoom dañu war a ñaan yàlla may leen virus bi dem nga may leen ñu ñaan parce que sénégalais jullit bi surtout boo ko xañee jàkk ji xañ nga ko lépp te situation inédite la maanaam amul benn président de la République Sénégal bu mos a jànkantoog lii ëllëg si biir bu ñu yàlla dimbalee même bu fekkoon un jour virus am na fi beneen virus am na fi président bii ñëw dina mën a sukkandiku si archive yi li fi xewoon mais fii amul dara moo tax tout le temps ngay gis ni day am tâtonnement gars yi dañuy def lii arrière def lii dañuy jéem parce que non seulement ñaari dimension le virus bi am benn mënoo ko gis xam ngay xeex kenn bëgg kaa dóor te xamoo fu mu ne loolu day metti ñaar dafa bari feem il est insaisissable dafa bari feem ay feemam dafa bari donc moo tax moom muy gagné donc état yépp nekk ci ay problème te bu ñu deful attention non seulement day nekk ci problème mais day nekk problème ak seen population loolu moo tax président naroon na am problème ak immigré yi ba tifaaxan président naroon na am problème ak diine yi ak tarixa yi te yooyu du ko jar loolu moo tax mu def reculade boobu adapté wu à la situation. beneen bi mooy mesures yi nga xam ne jël na ko ci jàkka yi dogal bi muy jàkka ju ne daal wala juma duñ ci weesu lu fukk ak ñaar ndax loolu jàpp nga ne moom askan bi danañ mën a sàmmonte ak sart yooyu ndax loolu pour ñu dogal ko nag dana xaw a metti wala jàkka ju ne xanaa ñu teg fa benn policier wala benn gendarme pour ñu koy surveiller dépp ministre de l'intérieur dégg nañ ko ci télé bi mu wax ko mu ne fukk ak ñaari bëgguñu mu weesu ko. sur la forme ci ni mu waxee moom ministre de l'intérieur xamuta d'accord ma président daf ne dinañ dem waxtaan ak ulema yi ak imam yi ak yooyu jël xool nu ñu koy doxalee du loolu wax sur le principe mën nañ ubbi mais sur les modalités nañ ko waxtaanee comme nañ ko waxtaanee pourquoi nga wax fukk ak ñaar waa xaaral ba ngeen waxtaan ba pare waaw bu ngeen waxtaanee ba pare bu ngeen nee fukk ak ñaar nga door a wax fukk ak ñaar waaye yow boo tëbee nii fukk ak ñaar waxtaanoo da nga décider loolu mooy toujours suñu problème ak ñoom Macky ak gouvernement mooy seen problème. sax daal bu ñu déggoo ci ay kàddu njiitu réew mi day génn fii. dañuy def erreur ci démarche bi parce que boo nee dañuy waxtaan door a xool nu ñuy jullee xaaral ba waxtaan nga door a annoncer say mesures loolu mooy sur la forme ñaar sur le fond fukk ak ñaar mooy rek bu leen julli jàkk yi yamuñu dimension boo jëlee grande mosquée de Dakar wala Massalikul Jinaan bokkuñu ak jàkka quartier wala juma quartier foofu tamit vraiment il faut que nga xool ni ngay jëlee mesures yi ensuite Sénégal lu tax kañ la juma yi di fees kese yeneen jours yi juróomi nit sax dafa ne
sàpp yi bu njëkk bi nii jàkk joo si dugg laa la wax de gars yi man ak ñoom a yam gis nga kenn du julli ji jàkk sàpp bu njëkk bi daal mooy am quelque part deuxième sàpp bi kenn du fi ne gars yi duñ julli ji. donc sax démb yegg na ba ci ne war nañ defar ay masques lu toll ci 10 millions de masques te médecins yi bu ñu déggee ci seen conseils yi ñu joxe nee na masque bi boo ko takkee danga ko war a tekki ndax 10 millions de masques doy na ci ñu koy séddale ci jumaa yi ak jàkka yi nga xam ne feebar bi kenn xamul kañ lay jeex. non seulement il faut ñu am ay masques pour jàkka mais il faut ñu am ay masques pour école yi il faut ñu am masque ak jàkka yi am masque pour école yi ak yooyu fi nga xamante moom ay lieux publics nit ñi di fa dajaloo il faut ñu wut ay masques donc masque yi moom lu mu gën a bari rek moo gën 1 million de masques la wax je crois mais commencement la c'est un bon début parce que ñun ñëpp dañoo jaaxle woon ndax bu dee campagne électorale gars yëpp am ay casquette ak i t-shirt waa léegi masques yi bañ ko dalee wax kañ la te ba léegi état mënul distribuer ay masques loolu problème la dañ jël fonds yi ñu dutal ci ay masques yi yombal ko ba muy jar sax masque fukki dërëm wala masque 100 francs normalement heure bi masque 100 francs la waroon jar Maroc mu ngi doon jar fukki dërëm bi ñu yombalee mesure bi rek masque mu ngi doon jar fukki dërëm pour que nit ñi mën a accéder ci masque yi pas seulement benn masque rek mais ngay am 2 3 4 masques au moins même boo koy fóot nga xam noo koy fóotee soo koy passé nga xam noo koy passé nga en tout cas nga di ko alterner chaque jour ak masque bi ngay sol wala bokk chaque 2 heures chaque 3 heures ak masque bi ngay monter bu fekkee da nga koy monter tout le temps voilà yooyu yëpp ay mesures yoo xam ne il faut que ñu gaaw ci loolu li mu tekki mooy fonds yooyu ñuy wax 1000 milliards yi tout ça nañ ci wut équipement pour aider askan wi bu baax a baax ci li ñuy dundee te loolu yeex na lool parce que vraiment ceeb bi nit ñi yàgg nañ ko dégg te gisuñu ko. xaar sax mu àddu ci problème mu séddaleem dund gi bari na coow lool. nañ gaaw nag ceeb bi nit ñi jot si nag wax dëgg yàlla mbayeen yeeg waadeen yeeg yooyu soxla nañ ko ak diwlin ci ak yeneen yi bon am na ñu naan pat lu mu ci wuti ay pat ñu du suñu culture pat noonu mais boo amul pexe bu ñu la joxee pat mën nga see defar plat bu gaaw yooyu yëpp baax na l'essentiel mooy na accéder ci population yi te ki ko war a jot ko. parce que y a une pauvreté artificielle dama koy tudde noonu pour tooñ tuuti am na ñoo xam ne ñàkkuñu woon mais lii nii situation bi ñu dund nii moo leen andi problème mais ñooy ay pauvre artificielle laa leen wooye c'est-à-dire que corona bi moo leen tax a pauvre mais ñooñu boo leen joxul musibaam fi mu ne nii gars yi ku ci am mbokk nii envoie transfert nga ba sonn mais day mujj nag ña doon dimbaliwaate sonn parce que situation boobu ci lañ nekk. am na ñu denc lu ñu mën a dundee mais am na ñu yoru dara mais li nga denc di ci dundee da nga ciy dimbali tamit say mbokk ak say dëkkandoo mais bu yàggee loolu tamit jeex loolu mooy situation moo tax président gaaw di libéré gars yi commerçant yi mën a dem liggéeyi jaay yeeg nangam ñoom seen mais nag risque bi mooy lan loolu yëpp bu amee risque bi mooy lan mooy virus bi gën a am doole loolu mooy risque bi gën a mag mooy virus bi gën a am doole moo tax il faut tout de suite ñu gaaw ci masque yi il faut ñu gaawaat ci gel yi ñu gaaw saabu yi bu ñu dee mayee saabu sax ñu koy maye ñu boole ko ci li ñuy maye saabu c'est important yaa ngi xeeb saabu 100 francs mais am na koo xam ne mënu ko am boo amee 100 francs kese du ko jënd saabu da koy jënd cere man ko jox ay doom donc loolu mooy problème nit ñi il faut contexte bi nit ñi dundee déjà dañu nekkoon ci pauvreté bu métti même bu du woon corona bi nii le secrétariat exécutif à la sécurité alimentaire dégg nga Union africaine mobilisé woon na 11 milliards pour le Sénégal 6 milliards yi demoon na déjà ci ONG yi 5 milliards yi état bi distribué gu ko woon mais waroon nañu aider ay milliers de familles dans tous les départements du pays y compris Dakar en vivre de soudure pendant 3 mois ñu leen di jox dund. parce que ñun dañoo ndóol boo leen joxul dund duñu lekk te loolu corona ñëwul woon su corona ñëwee indiwaat problème pauvreté état bi dafa war a gën a gaaw parce que ni ñu ko doxalee noonu ay transfert mais nañ ko def Orange bëgguma publicité nañ ko def transfert d'argent envoyé ko nit ñi borom kër yi moo gën nga naan boo ko joxee dañ koy lekk ak dañ koy def nii ñoo xam mais transfert leen ko doo def passation de marché doo transport te dina gaaw donc yooyu c'est des moyens yoo xam ne il faut ñu gaaw jóg ci parce que situation bii kat c'est une situation exceptionnelle mais situation nag bu mu tee ci le peuple di wane sa capacité aussi bien état bi que population yi wane seen capacité xam ne à faire face loolu c'est extrêmement important. sëñ Assane lan nga jàpp ni moo nar a nekk ëllëgu réew mi ci situation yi toll nii virus bi tisaaroo ci réew mi cas yi di gën di yokk lan nga nar a jàpp ni daal fi ñu toll nii moo nar a nekk ëllëgu réew mi surtout ak njiitu réew mi nga xam ne si moom it nañ ci ñaareelu mandaam
ñu bare ñi ngi xumtaat naan 3e mandat yu mel noonu lan nga jàpp ni lii war na ko mën a yàqal ci politique am ak ci économie. waaw jërëjëf question bi ñaari dimension la bi am na boo xam ne côté dimension boo xam ne yàlla rek moo xam ñu ngi koy ñaan rek mu jàppale Sénégal jàppale Sénégalais yi ak bépp jullit ñun loolu la ñuy ñaan ak képp ku taxaw ci réew mi rek ak képp koo xamante ni sonal na la virus bi sonal na la loolu dimension boobu dimension ba rek mooy dimension politique bi maa ngi xaar sama njort gouvernement d'union nationale waaw man maa ngi koy njort ndax li tax ma njort ko mooy conséquence logique dialogue national bi ak dem gi gars yi demoon palais et tout ak crise bi ni muy mittee ak conséquence am ni muy mittee bu ñu ciy génn day mitti dafay laaj une large coalition Macky ubbi bunt yi opposition bi dugg ñu positionné ànd liggéey ne serait-ce que pour la symbolique dalal xel Sénégalais yi ñu mën a sawar delluwaat ci liggéey bi seen xol mën a féex du bu ñu génnee ci crise bi du temps politique du temps polémique du temps dàggasante du temps troisième mandat temps liggéey la ak massaw ñi nga xamante ni dañ ciy faatu ak ñi ciy feebar ñi ciy sonn ñi ciy ñàkk seen liggéey ñi ci toroxal parce que bari na donc stratégie yooyu bu Abdou Diouf daa nekk ci crise yu mel nii bu ci génnee day def gouvernement d'union nationale sur le principe mën na bañ a jariñ dara dëgg-dëgg mais au moins ñu dalal xale Sénégal yi wan ni ñun ñëpp benn lañ ñu ngi ànd ñu ngi liggéey kon yéen itam ànd leen ngeen liggéey. ndax jàpp nañu opposition bi dana nangu tàllal loxo boobu. am na opposition boo xam ne pratiquement dem na ñi dem dialogue national yëpp xalaat naa du ñu bañ loolu. PDS en premier c'est vrai que PDS demul dialogue national mais ay waa PDS nga fa moom Omar Sarr ak ñoom Babacar Gueye ñoom d'accord nañ ak ñoom kii Decroix bi nga xam ne mooy nekkoon front de résistance ñoom ñu ngi ci dialogue national ñoom duñu bañ loolu. Parti démocratique sénégalais aussi gisoo ko mu defati opposition amatul sax réunion amatul communiqué donc am na lu ñuy préparé donc peut-être que kenn wala ñaar ñooy résister ku mel ni Sonko Ousmane Sonko peut-être ak ku mel ni Idrissa Seck à la limite mais ñeneen ñi je pense que am na nu muy demee dinañ mën a former gouvernement d'union nationale cependant ñëpp waruñu dem il faut am nag ñu des ci opposition bi def ci baax de temps en temps mais man daal stratégie bi ma gis dëgg-dëgg mooy capp rek nañ def gouvernement d'union nationale. amul lu ko mën a yàqal ci li des ci mandat. non tout dépend ni mu ciy génnee. au contraire gis nga Macky bu demee ba mën a recevoir palais Ousmane Sonko Idrissa Seck ay ñoom seen Y'en a marre xam nga ni crise bi arrangé na ko ci côté boobu loolu kenn xalaatu ko woon bu du woon lii kenn du ko xalaat également bu ci génnee bu ko gérer bu baax comme ni muy def nii di diglu askan wi xam nga gagné woon na immigré yi ci Cour suprême collectif boobu mais teewul arrière na mais noonu lañ jiit di def ñun Macky loolu la doon xaar ci moom avant daan mat rek gëmm kenn du wax ba mu diglu la mais léegi mu ngi ñuy wan ay signes yoo xam ne signes yooyu baax na mooy bu décider mën na arrière te loolu lañ doon xaar ci moom toujours nag Macky new look boobu su continuer def loolu nit ñi dañuy am sympathie ci moom. bon non stratégie mooy xam na ni immigré yi mere bi ñu koy mere du doon mere bu ndaw problème bi xam nga problème dafa garaaw de problème tukki nii laa ilaha illallah gis nga gars yi bu ñu nekkee Sénégal day tukki rek la ñuy bëgg mais gis nga bu la yàlla dimbali ba nga tukki ñibbisi rek ngay bëgg léegi nag ñun la non seulement doo ñibbisi mais boo fa faatoo sa néew du ñibbi Sénégal c'est-à-dire que boo nekkul foofu doo mën a xam loolu ni mu grave c'est-à-dire que yow boo dul immigré quoi xam nga man dama nekkoon immigré man nekkoon naa en Europe dama xam donc ki nekkul immigré du mesurer dimension problème boobu kooku ngay wax noonu immigré bu tëddee du nelaw parce que lu ne lay xalaat ci réew moo xam ne chaque jour yaa ngi ubbi sa télé ju lay wax décompte ñi dee mu wóor la ni mën nga see bokk mu wóor la ni am na Sénégalais yu faatu
donc naroon nañ ko mere boo xamante ni conséquences yi mënoo xam fan la jëm loolu la mesuré jàkk yi noonu boo ko ne di aay nit ñi ay julli te yow li nga doon fajuwul kon kay il faut que nga changer loolu mooy li ka lal mooy fexe ba di déglu askan wi c'est important te lii crise la boo xam ne du crise bu ndaw donc ni muy doxale baax na mais nay déglu nit ñi te di accorder ak administration bu waxee dara nit ñi exécuter ni mu ko waxee mais pas mu wax lii gars yi def lii parce que bu boobaa aussi day indi réeroo il faut que ñoom ñu accordé wu dal na France attention du Sénégal rek de diggante Macron ak le premier ministre Édouard Philippe mais am na problème yooyu kii day wax lii aw fii kii aw fii day am mais nañ koy éviter parce que voilà gënul. Sëriñ Assane waxtu bi dab nañu ma fàttali ne yow yaa nekk directeur publication journal bi di Rewmi Quotidien ñu ngi lay sant di la gërëm ñu bàyyi la nga tàggatoo ak suñu mbokku internetu Khass TV. waaw jërëjëf kontaan nañ bu baax leen encouragé ci liggéey bi di leen masawu di masawu askan wi nattu la bu ñëw ci suñu kaw ñun ñëpp donc ñu ngi ñaan yàlla mu teggil ñu ko nañ góorgóorlu rek ñun ñëpp def li ñu war a def bu ñu defee li ñu war a def ba nag li ci des ñu bàyyi ko ci loxo yàlla di ñaan nag mu teggil ñu nattu bi jërë ngeen jëf